la nuyu di nuyu ñëpp ñuy déglu RFM xibaar yi bokk na ci coow li jeex na ci tere biñ doon tere muuraay ga ca institution Sainte Jeanne d'Arc xale yu jigéen yooyu di muuru dinañ duggaat ci classe yi alxames bi di ñëw waxtaan nañu ba juboo démb ci guddi. Histoire générale du Sénégal muy taarixu réew mi ak yenn njuumte yi ñu nemmeeku ci pàcc bi ñu jagleel El Hadj Abdoulaye Niass professeur Iba Der Thiam mi jiite liggéey bi di jéggalu ne nag dinañ indi ay leeral ci mbir moomule. nappkat yu Joal Kayar ak Saint-Louis manifesté démb ngir naqarlu seeni mbokk yi faatu ci pël ba nekk foofee ca Ndar Géej daanaka ñeenti téeméer ak fukk ak ñaar ñoo ci ñàkk seen bakken ci atum 2003 ba léegi. ñoom nappkat yi ne dañoo bëgg ñu def ay mbir ngir nappkat bu fa ñëw gis ni foofee daal am na lu leen fa mën a dal. Mamadou Sy Mbeng bañ ne du tekki nombol tànkam ci bopp IPRES moom mi jiite institution bi ñu dénk way àll traité yi ne amul benn jafe-jafe bu am ci kër googule mu jàpp ni bilan bi ci boppam mooy waxal boppam. ci ñaareelu pàccu xibaar yi dinañ ànd ak Naroucha ci xibaaru cosaan ak aada tàggat yaram Youssouf Bodian li ci yéene kaay yeeg El Hadj Sène Gueye Aliou Ba moo faree ci technique bi. Soxna Natambay. coow li mel na ni jeex na tàkk ci institution Sainte Jeanne d'Arc direction générale bi ak ñii di waajuru xale yu jigéen yooyee di muuru te ñu jëlee leen woon foon am nañu fu ñu juboo ndax waxtaan nañu ñaar fukk ak ñaar lañu ci ay xale yu jigéen dañ leen a dàqoon ndax muuraay gi ñu amal foofee ñu ne alxames bii di ñëw nag dinañ mën a delluwaat ci biir classe yi ministère de l'éducation nationale daanaka moom moo jiite waxtaan yooyu le ba ñu mën caa juboo leeral yeeg El Hadj Ndate Diop. gannaaw ay jàmm ñaar fukk ak ñaari ndongo yi nga xam ni dañ doon muuru te ñu tere leen ñu dugg ci l'école bi di Sainte Jeanne d'Arc alxames ji di ñëw di fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru sàttumbar dinañu mën a dugg ca jooju daara dem jàngi comme seeni moroom déggoo gi mi ngi am démb bi guddi gi soree lool diggante jëwriñ ji ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu njàng mi ak ñii di kilifa yi jooju daara ñaari pàcc yi ni la leen tax a jóg moo di jàmm ju sax dàkk akuk déggoo waaye tamit sàmm lii di yelleefuk ndongo yi di lu ab communiqué daal di biral ci at mi kon di 2019-2020 ndongo yooyu dinañu dem jàngi waaye dañuy sol uniforme école bi boole ca ab fulaar boo xam ne nii direction l'école ba moom mooy def tànneef ga ak dimension ya nga xam ni moom la war lool fulaar googu ñuy teg ci seen bopp nag du lenn loo xam ne nii dina ko nëbb di maanaam làq ko ci uniforme ba nga xam ni moom la école ba jébbale ngir googu déggoo kenn bañ ko umpule ba mu àgg sax ba ci lii di waajuruk ndongo yi waajur wu ci nekk direction ba dina dajeek yow ci teewaayuk inspection d'académie loolu lañ ca bëgg moom moo di ndongo bu nekk ak parent d'élève bu nekk sàmm déggoo gi dox diggante ñaari pàcc yi. Baye Ndate Diop leneen lu jur coow te fayagul mi bindub taarixu Sénégal professeur Iba Der Thiam nangu nag ni am na ay njuumte ci pàcc bi ñu jagleel njabootu Niassène moom mi coordinateur général bu comité de pilotage projet boobee ñu duppee taarixu Sénégal ci ndorteeram ba fi ñu toll ne dinañ ci indi ay joyanti Fama Dione. ci buumu jokko bi professeur Iba Der Thiam ni waaw li ñu wax dëgg la moom nag muy tontu li nga xamante ni ki yor kàddu Niassène yi wax na ko comité de pilotage bi bind histoire générale du Sénégal dafa juum ci histoire Cheikh Abdoulaye Niass ab passage bu téere boobu nag dafa bind ni El Hadj Abdoulaye Niass ci école Maodo la bokk mu nekk ak jumte loo xamante ni professeur bi nee na daañu ko rectifier waaye nag nekkul rek njabootu Niassène gi ñooy dal ci kaw téere woowule ginnaaw loolu le njabootu Amadou Sakhir Ndiéguène ba ca Thiès tamit dàq na ay passage ci ouvrage bi nikit waa Sine nee nañu ci lu ëpp juróom-ñaari téeméeri page ñetti page dong lañu jagleel Sine doyul benn yoon. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. RFM 8h jot na ba teg juróomi simili ñu delluwaat quartier yu HLM 5 foofee nga xam ne benn pàcc tuyau fan an bi yóbbu ndox yu bon yi dafa fàqoon keroog altine ba yàqu foofee ña fa dëkk nag xam nañu ni musiba mi ngi leen di yoot waaye ñu ngi dëkk ak tuyau boobule
di yóbbu ay ndox yu bon ak yeneen i salte ñoom nag la ñu bëgg mooy ñu wutal leen saafara boo xam ne du ñu toogati sax di ko xalaat. Reportage Abdoulaye Diop. ay bande yu xonk moo wër pax bi ay nit ñu fekk leen ñu toog di naan ataaya di xool waaye tamit di tere ñi nga xamante ni ñoo bëgg jàllee foofee mu mel ne danger bi nekk ci seen suufu tànk déranger wu leen benn yoon. man maa ngi tudd Lamine Diop man maay borom kër gi nga xam ne gi ci la fosse bi bët. moom mi le dalal ñu ci biir ëttu këram ginnaaw ba mu jullee ba noppi moom di ñu xamle ni li ni mel mësu koo gis. 3 heures du matin ci lañ ñu yee. ñu bari sax dégg nañu bruit bi mais man mii dégguma koon mais dama jékki-jékki rek dégg ay fëgg yu metti ma tëb jug ma jógee ubbi bunt bi gis trou bi ma ne waaw li moom garaaw ndox mi de wal lii de moom 1974 laa fi dëkk waaye mais lii maa ngi koy soog a gis. suñu sukkandikoo ci moom mi le responsabilité société SNHLM engagé wu na ci bile mbir. wax dëgg yàlla HLM am na ci part de responsabilité bu méttee ñoom seen wàllu bopp dañ ne woon amul benn kër goo xam ne gii tabax nañ ko ci kaw canal waaw. weddi ko woote ci réunion canal bi ku ci tabax yow yaa ko fekk te yaakaar naa lii ngeen gis nag weddi bokku ci kii sama kër la bokk. Lamine Diop ne dàkkul benn yoon génn ci këram googu su fekkee danger bi ma nga fay wéy di am ba léegi. waaw mais su fekkee ni aussi ça danger bi mën fay jóg. waaw su fekkee danger bi mën fay jóg mën nga toogaat benn jamono ñu ne waat mi ngi nii. mais vaudrait mieux nga dem seeti feneen. daanub benn pàcc collecteur bu Fann Hann ni kii démb daal dinay indi njaag ca dëkkandoo ya ñu yóbbu leen feneen wala ñu détourné tuyau yooyu ñoom ñi li ñu bëgg rek mooy ñu aaral leen seen wér-gu-yaram ak i tamit seenub kaaraange. taw bi moom bëri na ay yàqu-yàqu yu mu amal altine bi weesu ba léegi ministre bi ñu dénk wàllu collectivité locale démb dafa gontu ca diwaanu Tëngéej moom Omar Gueye dafa dem xool yëf yi naka la fa demee waxtaan ak askan wi joxe na kàddoom nag ne dinañ defaraat mur de clôture bu stade Ngalandou Diouf ci nu mu gën a gaawee Abdou Diouf Diagne ca diwaanu Tëngéej. visite bi ñu ngi ko dooree ci tunnel bi nga xam ne moom moo nekk ci yoonu HLM bi tunnel boobu sax siiw lool ginnaaw taw yi nga xam ne moom moo fi amoon tan gis sax ay ndaw di ci feey maam Oumar Mané di maire bu commune bu Rufisque Nord mel ne jafe-jafe yooyu nga xam ne askan wi dañ ko doon jànkanteel daf koy soofantal. phénomène bu naturel la donc c'est des problèmes de rien du tout encore une fois de plus mais ñi wax ñoo xamul et ils ne maîtrisent pas ceux qui occupent les espaces de communication ne savent rien et ne maîtrisent pas les situations parce que buy taw duñu gën. Omar Gueye mel ne ku koy feelu moom mi muy xamle ne li ñu doon wax lépp bi mu ñëwee laneen la gis. wax dëgg yàlla bi may ñëw yaakaaroon naa ni bu ñëwee fii image yi ñu wane ci télévision bi moo fi nekk ba léegi wante préfet wax na ma le maire du Nord Oumar Mané wax na ko le maire Albendo yi wax na ko moom moo fi teewal le maire de la ville nee na ñaari waxtu bi taw bi paree ndox bi yëpp dem na loolu li muy firndeel mooy disposition yi ñuy jël pour ndox mi dem fonctionné na. ci lu soxal benn ci miiru stade Ngalandou Diouf bi nga xam ne dafa daanu woon ginnaaw taw yi liggéey bi dina door lu yàggatul dara suñu sukkandikoo ci jëwriñ ji ñu dénk wàllu collectivité territoriale. bi mbir mi amee président Macky Sall yëg na ko ni nañu dimbali waa stade ba mur boobu daanu ñu tabaxaat ma wax directeur général AGETIP ni ko loo mënti def bàyyi ko yónnee fa équipe ñu daal di jublu ci tabaxaat mur bi donc joxoon nañu ndigal boobu ñoom depuis démb envoyé nañ fa équipe li ñu leen sant mooy mur bi dañ ko defaraat ba nga xam ni ëllëg bu ndox ñëwaatee mur boobu ñuy defaraat bu bees du daanu. ci fàttali visite bi nga xam ne Oumar Gueye daf ko doon amal te ay maire yu bëri ci département bu Tëngéej gunge ko ci mu ngi am rek ay fan ginnaaw bi ñu nemmeekoo jafe-jafe yu bëri yu waa Tëngéej doon jànkonteel ginnaaw taw yi. RFM Rufisque Abdou Diouf Diagne. fu ko soriwul Pikine Gazelle Ouest quartier boobule daanaka boo fa bëggee dem ay jafe-jafe yu méttee métti ngay am ndax ndox yu bon yi nekk foofule ña fa dëkk ñoom ñu ngi sax nag ragal ngir seenu wér-gu-yaram ba tax na ñu ngi woo office national de l'assainissement du Sénégal di ONAS mu ut ci saafara ki yore kàddu ñi dëkk foofee ca Pikine Gazelle Ouest Demba Diagne ci micro Nongoka. situation bi dafa xaw a metti parce que fii dafa am benn réseau central bu fi jaar boo ONAS mais ça fait presque 10 jours dafa am benn distance boo xam ne égout yi dafa bouché léegi ndox bi day refoulé nag aussi taw bi bu tawee yokk aussi te ndox bi demul lépp day dugg ci suñu biir kër yi ba ñu ci bari seen kër yi ci suuf dañ ko abandonné parce que odeuru ndox bi moo leen sonal nit ñi seen déplacement yombatul ndax ndox bi dafa bari ouvrier yi seen liggéey doxatul accès bi nga xam ne fi la oto yi di jaar dañ ko gas war ko defar mais defaraguñ ko début bi woo nañ leen ñu ñëw indi équipe bu xool commencé defar après affaire yi xaw a difficile bu doon ndoxu taw la sax du garaaw mais ndoxu égout yi dafa xeeñ ba pare ñëpp xam nañ ni danger bi ci nekk pour xale yi ak mag ñi et tout ça canalisation yi loolu mooy seen problème donc ñoom balaa saison des pluies di ñëw war nañ ko ñëw nettoyer mais comme duñ ko nettoyer aussi bu demee ba accumulé wu fatt benn égout mais ndox bi day refoulé am na benn délégation bu fi ñëw ne maire moo leen yónni ñoom xool nañ nee nañ dinañ rendre compte maire mais maire en personne gisuñu ko n'empêche aussi ñu ngi koy woo mu ñëw xool parce que partie bi ci commune am la bokk Pikine Ouest nit ñi tamit suñu
ñu amee problème war na ci ñëw taxaw war nañ ko aussi gis ñu ngi woo ministre bi yor wàllu assainissement. lii mbir mu doy waar la ndax ci 2003 ba léegi pël ba nekk fële ca diwaanu Ndar Géej 400 fukk ak ñaar ci ay nappkat faatu nañu ca mu di ay chiffres yu jaaxal loolu nappkat yi démb ca Joal dañoo amal ab toogaanu ñaxtu ñoom li ñu bëgg nag mooy ñu def ay ràññatlekaay ci pël boobule ba nappkat yi bu ñëwee foofu ñu mën koo moytu ñuy woo tamit njiitu réew mi mu def lépp loo xam ne digaale woon na ko ak ñoom Abdourahmane Diallo ca diwaanu Mbour. bi ñu falaatee Macky Sall ba léegi nappkat yaa ngi koy xaarandi ci liggéey yi nga xam ni dañ ko waroon amal ci bël bi fële ci Saint-Louis nappkat yooyu sax di ñaax njiitu réew mi mu daal di respecté kaddu am Ibrahima Kane moo yor kaddu Joal Pêche. bël bi du ay doomi Ndar rek ñoo fay dee Ndar ba Cap Skirring foo dem doomi dëkk boobu ña ngay dee ca bël ba kon gouvernement bi daf cee war a taxaw digoon nañu ko daaw defu ko te tefes goo dem dëkk boo mënti dem na ngeen xam ne APR moo fa gagné 100% la ko mooli votel mu pare wor ñu ndax loolu ay wor lañ ko mun tuddee booba temps heure yi waroon naa fekk mu defal bër bu yàgg lim ñu digoon defu ko. nappkat yooyu di fàttali ni bël boobu nit ñuy bëri dal ci ñàkk seeni bakkan. milliards yi ñu jël di ko yàq feneen nañ ko def si bël bi. doomu Sénégal di fa dee chaque année 20 morts par an la ñu calculé ni bi ñu ko calculé depuis 2012 ba léegi dafa doy lii dee si bël bi dafa doy dafa metti. mu doon tamit mbir mi nga xam ni jabaru nappkat yi nekkee Saint-Louis ub na seen bopp Ndeye Fama Sarr. suñu njaboot ñooy dem géej ak suñu jëkkër Ndar booy xool instant yi fi mu toll ni dafa manqué góor ñëpp dee nañ dañoo bëgg nag ñu dimbali ñu ngir yàlla ak yonent bi ñu defaral ñu bël bi Ndar dafa manqué góor ajoor yi rek ñooy takk suñu jigéen fi mu toll nii dañoo bëgg nag ñu dimbali ñu ngir yàlla ak yonent bi ñu defaral ñu bël bi Macky Sall sonn nañu. nappkat yi nekkee Joal ak li ko wër di xamle ni rafetluwuñu taxawaay seen ministre bi ñuy ñaax Aminata Mbengue Ndiaye mu daal di wàcc ci terrain bi comme ni mu ko doon defee bi mu yoree ci lu jëm ci wàllum càmm gi RFM Mbour. Abdourahmane Diallo. waa Kayar ñoom tamit démb manifesté nañu ñoom it ngir rek wax ci nappkat yooyee di faatu ca diwaanu Ndar Géej ca lu ni mel lañ fa nemmeeku ñoom tamit bokk ca union régionale des pêcheurs artisanaux ñoom li ñu bëgg it mooy ñu defar leen ay ràññatlekaay foofu léegi yor seen kàddu Moustapha Dieng la ci micro Mohamed wala boog Makumba Dieye ci micro Mohamed Nabisilla. comme daaw bi ñuy def marché la 3 mars bi ñu defoon. presse bi yooyu sax mi ngi rayoon 375 personnes actuellement fii campagne bi terminé ma ngi ci 412 personnes kon nag defe naa Sénégal lu fi ëpp priorité ci guddi yi ñu toll muy beresu Saint-Louis bii man gisuma ko kon nag président Macky Sall nu koy interpréter di ko ñaan pour politique am mu viser ko ci affaire beresu Ndar bii ndax ñun fi nañuy jaar man nu fi ñàkk bañ jaar pour nu man wut lu nu lekk ba lu nu dunde wala lu nu dundal suñu njaboot il faut que nu jaar ci beres bi kon nag moom war na man taxaw xam nga gëstu population Saint-Louis ci beres bii xam nga mu taxaw saafara ka loolu nag toujours ñun noonu ko ci interpellé muy guddi muy bëccëg boobaak léegi nag ñun liñ ci wax yëpp bare na torop actuellement fi ñu toll nii mi ngi ci 412 personnes yoo xamante ne yu ñu identifié mort te lii dee ci beresu Ndar bii nii amul benn dëkk boo xamante nii lu toll noonu dee na fa ñun nu ngi koy joxañ suñu jafe-jafe ndax ñun ñaan nu ko dara lu ñu koy interpréter rek mooy fi ñuy jaar pour mu man ñoŋ suñu matériel ñoŋ suñu bakkanu njaboot ñoŋ mais defe naa boo demee ba yemale pétrole ak bakkan defe naa boobu nguur war nañ mën jóg nu xoolaat ko. Makumba Dieye yore kàddu pêcheurs artisanaux yi nekk fële ca diwaanu Ndar Géej sànq ci suba am na ngelaw lu métti métti lu am fii ci Ndakaaru ak tuuti taw fële ca Almadi Ngor Almadi ginnaaw restaurant Cheikh Atia nag ña fa dëkk ñoom ñoo woote ne dafa am benn poteau électrique bu fay tàkk ñu ne ñu ngi jéem a jokkoo ak waa Sénélec boobu ba léegi waaye yëf yi antuwul ñu jàppale leen ci mbir moom nga xam ne sax tax na ba amuñu courant jamono ji benn poteau électrique buy tàkk foofee ca Ngor Almadi ginnaaw restaurant chez Katia leneen ci ay xibaar IPRES di kër boobee nga xam ne mooy lijjanti way àll traité yi ñoom ñu ne daanaka jot nañ lu toll ci $40 milliards ci atum 2014 ba léegi moom la ñu def ci seen i kees loolee guleet la bu ñu sukkandikoo ci directeur général bi Mamadou Sy Meng moom nee na sax dafa jaaxle ba mu toogee dégg ñu ne kër googulee dafa am ay jafe-jafe ginnaaw am na ñuy sàkku ci moom mu tekkil nombol tànkam moom nee na xalaatu ko moom dafa doon jàkkaarloog taskatu xabaar yi démb Mamadou Sy Meng ci teewaayu Mar Mbow. société bi di IPRES nekkul ci benn crise comme ni ko ñenn ñi di waxee bu ñu sukkandikoo ci directeur général am Mamadou Sy Meng di xamle ne biñ ko tabbee ci bopp bile entreprise ba léegi
mbir yaa ngi dox bu baax a baax te kenn sañu ko weddi. crise bi dama wax ni crise artificielle weer bu dee li ñuy nattal retraité yi di leen ko fay weer laa wax waxuma at mi ngi toll ci juróom-ñaar ba juróom-ñetti milliards par weer daaw ci at mi fay nañu lu toll ci téeméer ak fukk ak ñeent ci ay milliards parce que da nga ciy boole avance tabaski weer wala passé 14 milliards la ñu génneendoo fay retraité yi boole ci seen avance tabaski 21 jours après ñu génnewaat 7 milliards fay. waaw kër gu dox. Mamadou Sy Mbeng nangu ne naam ab rupture am na ci wàllum garab yi waaye lal nañ ay pexe ngir jëlee fi li nu mel. avec le nouveau système il nous sera facile. ak système bu bees bi dina tax ñu gën a mën a am gisin bu yaatu ci garab yooyee waaye tamit def ay allocation yu gën ngir ñu mën a dakkal rupture yi nga xamante ni ñooy faral di am. moomee di indi ay leeral ci jël ay liggéeykat te dippoowul ak yoon. nit yooyu ñu fay jugal du directeur général mooy toog ni temps laa fay def ba fii may wax ak yéen am na gabu 53 agents sax jëlaguñu ko mais des effectifs da nga koy def au fur et à mesure dafa am nag ay mots yoo xam ni recrutement pléthorique gabégique dafa bokk ci vocabulaire yi ñuy chargé un directeur général wala ku nekk ci pouvoir. Mamadou Sy Mbeng di woo àll traité yi ngir ñu delloo ci seen xel directeur général ba jàpp ne foofee mu nekk dafa war a nekk bu baax a baax. RFM Sport. ak ñun ci studio bi Youssouf Bodian Youssouf maa ngi lay nuyu. di la fay naata di nuyu ñëpp. ñu doore kook basketball ci góor ñi coupe du monde bay am ca Chine léegi xam nañu ñan ñooy daje ci demi-finale yi. suba lay am ci ajuma ji bu 8h jotee ci suba si Espagne mooy daje ak Australie ci 12h Argentine France France moom la kon démb li ñu naan exploit ci français moom la def ndax daan États-Unis mi nga xamante ni moom mooy double champion du monde maanaam. ñaari coupe du monde yi weesu yëpp moom moo ko gagné ñetti kon Jeux olympiques yi weesu yëpp moom moo ko gagné moom États-Unis bi mooy première défaite bi muy am ci match officiel depuis 2006 bi ñu dooree kon dugal ay joueurs NBA ci seen équipe boobule di team USA loolu nag liggéey bu ñu planifié la ngir mën a kon daan équipe bi loolu la sélectionneur bu France wax Vincent Collet lay wuyoo ñu déglu ko ci micro sunu ndaw ca Chine Soda Thiam. Première chose sur laquelle il s'est joué c'est le contrôle du rebond. li gënoon am solo te ñu njëkk koo def mooy fexe ba teg loxo ci rebond yi dama waxoon sama joueur ni suñu fexee ba dominer li nga xam ne moo di rebond yi ci kanam équipe bi nga xam ne ci domaine boobu moom moo ci gën a xarañ dina nekk loo xam ne dina baax ci ñun trop loolee nag la ñu def moo tax itam ñu mën a jàmmarloo ak ñoom ci ni mu waree ci ñaari secteurs yi nag ñoom doomi Amérique yi ñu ci baax lañu muy wàllu tir yi ak wàllu rebond yi waaye bi ñu demee ba joyantiwaat laal ci la ñu mën a dugaat ci match bi bu baax a baax bi ñu demee nag ba jiitu ba ëppale leen lu toll ci fukki poñ ci la ñu tàmbalee nag di naagu loolee nag biñ ci waxtaanaatee bu baax a baax la ñu gis ne yëf yi mënoon nañ ko joyanti te moom la ñu def ci jamono jooju nag la ñu dugaat ci biir match bi daal di koy contrôler expérience bi daal ci côté France la woon waaye du woon ci côté Amérique waaye nag li ma ko jàppee mooy ndorteel li rek la ndax demi-finale kese lañu qualifié te ñun moom suñu mëbët mooy fexe daal ba dem ci finale bi am nañu nag jongante bu metti boo xam ne mu ngi ñuy xaar suñu digganteeg Argentine ndax équipe la boo xam ne bu naqaree basketal la waaye daañu def lépp daal ba mën caa génn ci ni mu waree ni ñu waajale woon suñu jongante bii suñu digganteeg waa États-Unis noonee la ñuy waajale itam jongante bii nga xam ne ci demi-finale bi mu ngi war a dox suñu digganteeg Argentine te daañu def lépp ngir génn ci donte sax dañ koy waajal ci diir bu gàtt. Il faut qu'on le prépare le mieux possible comme on a su préparer celui-là dans un temps très court. Vincent Collet di sélectionneur bu France moom la Espagne Argentine Australie qualifié tamit ci Jeux olympiques 2020 États-Unis war a amal tey match de classement digganteem ak Serbie bu 11h jotee Pologne République tchèque lay dajeel bu 13h jotee naata mbay. ci football moom Zamalek mi ngi ci Ndakaaru ngir dajeek Génération Foot. ñoom nag yegsi nañu dëmb ci guddi ñaari fukki jour ak benn la ñu indaale seen séance d'entraînement bu njëkk ñu xaarandi ko tey di match boo xamante ne seen digganteeg Génération Foot di match aller second tour préliminaire bu Ligue des champions africaine Zamalek moomule moom moo yor jamono yi Coupe CAF moo ko gañoon daaw di équipe bu mag ci kon histoire football bu Afrique waaye Génération Foot mun na am dara ndax football la di gis-gisu suñu naataango di Salif Diallo nekk taskatu xibaar ci APS.
football moom mooy sport boo xam ne dang fay dem rek ku ñëw mun nañ la teg ne yow yaa man ñu ñëw gañe la tubaab lu muy wax favori suñu wax favori moom kenn du ko laam-laamee Zamalek la Zamalek soo gisee histoire am soo gisee jaar-jaaram soo gisee moyens yi bokkul ak sax ak histoire am parce que Zamalek def na plus de 100 ans d'histoire donc vraiment y a pas mënoo ko méngale ak génération football mais football ci terrain bi la naam Zamalek mooy favori mais ci terrain bi tout est possible surtout match aller bi Thiès lay amee ñoom xamuñu Thiès gars day tàng ñu nañ fa def gagné 1-0 wala 2-0 après ñu dem ñefe parce que football moom parfois du meilleur rek ñooy gagné ñu fàttaliku lu xewoon Liverpool entre Liverpool et Barcelone dafa gagné woon 3-0 mu ñëw Liverpool mu gagné 4-0 Ajax d'Amsterdam dem na gagné 1-0 Tottenham en demi-finale Ligue des Champions kii ñëw si dëkkam dóor ko 3-2 xaw ma 3-1 mu qualifié wu donc gis nañ Égypte bu mag bi huitième de finale contre Afrique du Sud boo xam ne benn victoire sur 3 matchs la am devant son public Afrique du Sud ñëw gagné ko jàll ko donc football moom amul réalité mathématique naam génération foot di favori mais nan na mun a xar tànk tuba mu wax ne c'est possible mun na nekk parce que football lañ nekk. mun nañ nekk kon match buy ñu jàpp ko samedi bu 18h jotee ca Stade Lat Dior Thiès ngeen gaa ñi muñ ko déglu incha allah ci RFM. Zamalek di ab club égyptien Youssouf ñu dem ci handball kan ci jigéen ñi ñaamagul ñaar fukki at demi-finale yi tey jii ci ngoon lañ koy amal. ca Niamey lay doon ca Niger bu 16h jotee Angola moom moo yor raaya bi di daje ak RD Congo Guinée Tunisie 18h Sénégal kon ginnaaw bi ñu ko éliminé ci premier tour bi dina jongante ak beneen tey bu 12h jotee di match de classement naata. jërëjëf Youssouf Bodian fii la ñuy yem kon ci xibaaru tàggat yaram léegi dañuy dalal Anna Rocha ci xibaaru cosaan ak aada. maa ngi leen di nuyu mbokk yi association des métiers de la musique du Sénégal AMS taxaw na temm ngir xeex ñàkk liberté d'expression jëm ci wàllu artiste yile ci noonee mu taxaw ngir jàppale artiste bi di MC Beladio bu Kolda nga xamante ne dañ koy yóbbu tribunal ndax benn single boo xamante ne génnee na ko contre jàngalekat yi Daniel Gomez mooy njiital AMS ñu déglu ko ci micro Adji Maguette Ndiaye. xam ngeen ne fu mu ne nii presse bi yàgg na di wax ci xale yi nga xam ne ay xale yu ndaw 12 ans 13 ans 14 ans yu ñuy violé te étude bu ñu def fi Sénégal wane na que ñu ci bëre ci école lay jógee maanaam professeurs yi ñoom la ñuy diñ artiste bi moom dem na ba am fit ci benn musique am benn morceau teg benn enseignant lu mu def benn élève woo population di woo enseignant yi pour ñu mën a xeex lii pour mu bañ a amati pour que ñi nga xam ne bu ñu bëggee xeex dara nañu xeex li nga xam ne mooy ñii nga xam ne moo ñuy yàqal suñu société mais du ñëw jël benn ki nga xam ne deful dara ñu ngi ñuy éduquer ñu jël ko ne moom la ñuy topp yoon pendant ce temps nag ñeneen ñi ñoom ñu ngi continuer di def lu leen def moo tax ñu naan groupe enseignant bi nañu delloo seen xel ñu ñëw ànd ak ñun ñu liggéey pour ñu mën a faire en sorte que li dootul amati. ñu wëtali Richard Toll fekki fa ñetti ndaw rappeur ñoo formé groupe bi di B-Position taxawal ko atum 2009 seen bébét nag moom mooy ñu siiw ba ci bitim réew seen maxi bu njëkk ñu ngi koy xaarandi ci weeru décembre ki ñu dëgmal Mamadou Diagne lañ ci àndal la ci Richard Toll. ñàkkatunde moo ma gën a toog di yaataay mbir fu ma jëm sama ngëm di ma gunge. ñàkk dundee nekk benn ci son wu groupe B-Position mu nekk benn groupe rap bu ñetti ndaw daal di taxawal fii ci Richard Toll ci atum 2009 ñoom ñett ñi li ñu bëgg mooy daal di wane lii nga xam ni askan wi la ñu ngi koy dund jaarale ko ci rap bi ñuy def loolee sax moo waral seen tur bii di B-Position Cheikh Sikki nekk kenn ci groupe bi la. waaw B-Position mi ngi jógee bii bi black la doon représenté parce que ci koona bi ñu ne woon obscurité moo fa ëppoon amul woon courant lëndëm woon xam nga rek leen di jël black bi position bi comme situation quoi léegi jamono di dox ak concept ñu dem ba def ko bii bi nga xam ne day firndeel bii comme booy joxañ dara maanaam situation bu ñuy dund ñun. donte le groupe bi mi ngi fii ci Richard Toll waaye ñetti ndaw ñi de li ne seen xel mooy ñu daal di produire ci scène internationale yi te li ñu mel dana jaarale bu ñu sukkandikoo ci Cheikh Sikki ci ay projets musicaux yoo xam ne dañ koy teg. donte ñi ngi tollu niveau local mais ñi ngi génn di def ndànk-ndànk mais loo gis rek musique dafa laaj temps laaj patience depuis 2012 ñi ngi job ci benn projet bi nga xam ne gëm nañu bu sottee war nañu mën a yóbbu fi nga xam ne dina nekk niveau bu international. bu weesoo projet bi ñetti ndaw ñi li ñu mbébét mooy daal di génnee ci marché sénégalais bi seen maxi bu njëkk bu ñu tuddee Sunrise ci weeru décembre bi le di ko jaajëfal di leen jaajëfal bu baax a baax yéen ci déglu bi dig daje ëllëg incha allah ci beneen chronique culture ci RFM.